jërëjëf Niass waxtaan wi nag dañ koy accès ci thème bu njëkk moom mooy mën nañ ko tuddee sax thème boobu jàmmi Casamance ma ànd ceeg ci table bi yëpp ñoo xam ne xam naa ku nekk dina la poser question ñeel loolu nga xamante ne ni discours mën nañ ko tuddee comme spécialiste yëpp nuñ ko waxee muy discours bu responsable bu Ousmane Sonko yëkkati démb mooy booloo entre Casamance ak li nga xamante ne mooy l'armée bi wala Sénégal yëpp booloo ngir jàmmi Casamance noo ko gisee loolu. waaw loolu déjà man fekkoon na ma wax ci fekkoon na ma invité ko pour mu nekkal réew mi monsieur Casamance le monsieur de la paix bu ngeen xoolee ci seen archive sonore da nga gis ne ci fukki fan ci gannaaw mooy bi ñuy door a waxu ne dañ koy téye ak duñ ko téye te nga wax ne man dama mos a d'accord pour ñu téye ko waxoon naa ci ne dafa war a nekk ñu jox ko dossier Casamance mu régler ko te man gëm naa ni moom mën na ko régler dossier Casamance nag li ma ci xam naa ci loo xam ne moom ci boppam xamul waaw ndax dossier la boo xam ne yàgg naa ko suivre expliqué naa biñ jàppee leader yi Casamance yi indi leen ci kaso ba ñu fekk ma fa mooy bi may lakk drapeau France ñaar yooyu dafa daje may lakk drapeau France ci au mois de mai 1982 ñoom ñu di leen fi indi décembre 1982 waaw la waral taalu Casamance ba xam naa ko waaw xam naa ko ci Senghor la jógee suñu premier président foofu la jógee waaw léegi nag maa ngi ko ci encouragé bu baax di ci ànd ak moom te xam ne bu dox ko jotee it pare naa ci ànd ak moom pour ñu dox ko. jërëjëf Niass Coumba Abdallah mu nekk engagement bu am solo par rapport ak loolu ba tey ñu des ci sujet li nga xamante ni moom mooy jàmmi Casamance damay bàyyi rek Babacar Kébé mu laaj la ci laaj ñeel li nga xamante ni mooy jàmmi Casamance joojee. waaw man ci li ma bëgg a xam rek mooy que ni ginnaaw lëkkaloo bi nga xamante ni daanaka ñu ngi doon xool ne Ousmane Sonko joroon na ko sax fësal ne lenn kese moom moo war a mën a tax rek mu sekk maanaam collaboration ak njiitu réew mi di Macky Sall mu di dossier Casamance est-ce que tey jii mën nañ xaarandi ki nga xamante ni tamit moo di Ahmed Khalifa Niass dem fekk ji Ousmane Sonko waxtaan ak moom ngir rek ñoo di Macky Sall ci taabal ci waxtu woowu la. waaw loolu kay lu nekk ci kaw taabal ji la ndax déjà wax nañu téléphone ay nit ñu ma jegee dem nañu fa waxtaan ak moom jamono juñ ko téye yëpp ñi ngi doon wax ak ay avocat spécialement maître Khoureychi Ba itam wax nañu ne pare nañu bokk même suñu dogu mburu sax mën nañ koo bokk pare nañ koo bokk ak moom suñu doom la am na dëgg la am nañ doom yu ko mag mais suñu doom la saa yu fi bëggee ñëw kër gaa ngi fi ubbeeku na jamono joo xam ne it soxla na man ma dem nuyu ci sama doom danaa ko def waaw ci côté boobu moom j'approuve bu baax a baax te itam dossier boobu mooy le dossier des dossiers c'est le dossier sans lequel Sénégal du avancé d'un iota waaw Sénégal du avancé d'un iota. merci beaucoup Niass Coumba Abdallah leneen li nga xamante ne ni bëggoon naa ñu waxtaan ko laataa ñuy dem ci beneen thème majeur bi moom mooy ñaari discours yi démb nan nga ko jàngatee. waaw ni ma ko jàngatee mooy ñaari waxtaan yi dañoo mottale wante amul benn divergence mais point bi ci gën a am importance moo di ne Macky Sall kenn mënu ko fee jëlee ku dul yàlla feeg 2024 waaw loolu dafa war a leer su fekkee ne loolu am na yëngal boobu ñu yëngal pour lan la su fekkee ne ay nit dañuy ne ay nit dee ba noppi ñu wax lu tax nit ñooñu dee parce que question boobu il faut ñu wax ko ay nit dee nañ te waruñoo dee est-ce que dañoo dee pour la nation
su fekkee ne loolu am na dafay laaj état bi jël responsabilité am nommé leen ay héros defal leen li ñuy defal héros ci fàttali ko leen ak seen ñu mbokk ak la ci aju su fekkee nag ne deewuñu pour la nation mais dañu dee pour soutenir quelqu'un kooku man duma ci mos a d'accord am na limite rouge man soo bopp leader politique laa mais bëgguma benn nit dee ngir man te du ma nangu it benn sénégalais ñu di ko rey pour benn opposant ndax la vie est trop sacrée pour être consacrée à un opposant opposant yi nañ dee nañ leen rey nañ leen tëj mais bu mu tax kenn deyal leen nit sénégalais ci jamono ñu toll warul dee ngir yàlla warul dee ngir nit warul dee lu mooy deem jot yàlla rek waaw kon nag côté boobu c'est mooy nekk ëllëg le débat national doit-on mourir pour quelqu'un si ce n'est la nation. jërëjëf Niass ma ne ci wàllum dee googu nga nekk laa bëggoon a toftal dara rek laataa may jox ñooñ yi ma nekkal ci table ji moom mooy lu ministre de l'intérieur nag bi mu génnee wala waa gouvernement bi ñu ci bari sax dañoo am tiitaange ne ay terroristes ñoo làqu ci ginnaaw lii am yëpp ndax yow partagé nga avis boobu ak ñoom. déedéet côté boobu nekkul ci loo xam ne pare naa pour wax ko léegi bi nga may oo. dafa daje man ma bëgg a wax man solution bi ma gis pour li nga xam ne président bi ci woppam nee na dina génne 300 millions pour famine bi man nag dama bëgg a wax ne 1000 milliards bi mu joxoon naaru Beyrouth bi xaalis booba au moins 70% yi moom dem nañ Beyrouth moo tax nit ñi lekkuñu donc bu mu ko jox mukk benn naaru Beyrouth même bu doon Sénégalais bu ñuul kukk la ndey bàyyi te ñu xam ne kii am na ay mbokk feneen yoo xam ne soupçonné nañu ne mën na jël alal ji yóbbu ko ci ñoom Sénégal ñàkk buñ ko jox beneen bi man personnellement dama bëgg a am regard ci 300 milliards yi mu ne génne na ko parce que man dama am benn programme pour sauver situation bi man mën naa nourrir 1 million de Sénégalais tous les jours pour 1 million d'euros mu war a nekk 665 millions par jour loolu boo ko boolee année bi 365 milliards lay doon donc soriwul 300 milliards yooyu moom mu wax 300 milliards yooyu mën naa ci nourrir un Sénégalais tous les jours pendant 1 an ce qui veut dire que 1000 milliards boobu doon naa ci mën a nourrir 1 million de Sénégalais ba l'an 2024 donc loolu ñu wax ne def nañ ko ci 1 an man mën naa ci nourrir Sénégalais yi pendant 4 ans man prévoir naa pour créer 1000 points repas yoo xam ne chaque point dana nourrir 1000 Sénégalais tous les jours que Dieu fait ci loo xam ne administration simple la comptabilité simple en même temps mën naa cee boole tous les jours ma joxe 1000 recrutements waxuma na nag l'emploi est censé être fixe mais chaque jour danañ jox junne nit ñu am xëy te nit ki bu amee am xëy lu ma juróom benn weer dootul xiif ci juróom benn weer ya ca des donc man maa ngi proposé dindi xiif bi te lii ma leen wax maa ngi koy def
maa ngi xam naa ñaata Sénégalais laay nourrir tous les jours am na ñu wax ne mën nañu 1000 Sénégalais tous les jours que jëfee te loolu ay at yu yàgg la maa ngi koy def dans le calme ku ma ko waxul doo ko xam xanaa nga dem fekk fañ koy lekkee nga xamee ko sax donc lii loo xam ne man en tant que citoyen pare naa koo jël pour que Sénégal yi dootuñu si xale yi nga xam ne dañuy seen samay moromi doom romb leen ci mbedd mi ñuy jaay ay crédit di yore ay bitig mbagg di toog ci naaj yi soo ba jant soo dañu am 3000 francs yu yóbbu seen kër loolu bëggatuma koo gis bëggatuma ko man kooku mooy sama combat pour li des ci sama dund bi li des ci sama dund bi bëgg naa benn Sénégalais bu mu nekk di xiif wala di ñàkk am xëy wala xëy yi muy am mu nekk xëy yoo xam ne dina ci jëlee lu mu yóbbaale kër te loolu bëgg naa cee liggéey ak opposition bi bëgg naa ci liggéey ak état bi ma wax leen ne leen alxames ci guddi toog naa ak président Macky Sall ci këram 23h ba 3h du matin 4 heures de temps yoo xam ne toog naa ak moom ñiy wax mbiri réew mi nuñ koy jubbantee alxamis bi passé nuñ koy defaree ma jox ko samay xalaat lu ci bëree bëri doxal na ko ci waaw xam naa ne jot na ay xalaatu ñeneen du ma nag yéeg nag ci ndof ak naan man rek maa wax ak moom wala li ma ko wax rek mooy ci déedéet wax na ak Sénégal yu bëri yu góor ak yu jigéen yu mag ak yu ndaw wax naa ci sëriñ wax naa ci taalibe wax naa ci cadre wax naa ci médecin wax naa ci ingénieur waaye résultat ba mooy tey administration bi ñoom ni ñuy doxale yëf yi dafay jël suñu alal profité kanaara bay rudi te ñi ca war a jot duñ ca war a jot man nag dama ne na ci nit ñi jot mu nekk loo xam ne yéen presse bi tous les jours mën ngeen vérifier ni 1 million de personnes lekk añ nañ ci bés boobu. jërëjëf Niass li ma bëggoon a rebondir laataa may jox sama ñoon yi ñu baal leen ma ko moom mooy alxamis bii passé nga toogoon ak son excellence ndax ci waxtaan wi waxtaanee ngeen mbiri Sonko. waaw. la mën nañ xam lan ngeen ci waxtaanee wala yan jéego nga ci def ak yan tànku jàmm nga ci def ba mbir mi mujj fii. xanaa bu dee damaa toogoo xam moom kay ñetti fan après mu dem këram xanaa kon waxtaan wa am na njëriñ. waaw foo ko jaar comme ñu bari ñaanoon nañ ko nangulu leen dañu bëggoon xam rek yow foo ko jaar. déedéet man jaar mu ko fenn man moo ma ool boppam. waaw. xam nga Macky kenn du ko saa njàpp. moo mu ool boppam ne ma mbir mi bëgg naa xam. yow noo ko gisee ak réew mi fii ne lu koy lijjanti moom moo ma ko laaj ba wax ko ci la ma ca xam ñu discuter ca ba 3 heures du matin. jërëjëf merci beaucoup damay jox sama njoñ yi soxna Aïssa Thiam mu laaj la ab kàddu rek laataa ñu lay yeewi ma jox Moustapha Ndoye ak soxna kii Mati. sëñ bi Niass ñu lay nuyu bu baax. man nag fi ngay waxee foofu lay rebondir tuuti le fait que président Macky Sall ñu bëri waxtaan ak moom ku si mel ni yow nee nga waxtaan nga ak moom jeudi si guddi ak ay kilifa diine yu bëri ñu dem waxtaan ak moom mu mel ni déglu na leen te it wuyu na leen si jàmm réew moom tamit bëgg na fi jàmm fekk si na population bi yow ban jàngat nga am ci maanaam wàccee boobu mu wàccee boppam ba fekk si réew mi si jàmm déglu leen yéen tamit li ngeen ko ñaan. ah wax dëgg yàlla nag. li ma nekk ak moom politiquement di ko soutenir taxul waaye keroog bi ma ñëwee di ko seet si fekk naa fa lu daw yaram ndax ubbi moom ci boppam moo ubbil boppam bunt bi pour bu ma ñëwee rek dugg ndeke avant ma ñëw moom mi ngi naafi la bi ma ñëwee maa ngi ko fekk mu sëgg sujjóot di sujjóot bu yàgg di naafila ay naafila bi ñu paree itam bi nga xam ne ñu naa toog itam mu dugg ci biir pour xëy na door a génnaat alxuraan la ma tegal
muy déglu alxuraan yi ba mu ñëw toog ñu door a commencé waxtaan waaw kon nag président Macky Sall moomu nga xam ne nee nga defal na maanaam déglu na sëriñ si moom it mi ngi def li sëriñ si def mi ngi julli di jàng alxuraan te terew ko téye état bi te ju jooju jamono bu doon nit koo xam ne àndul ak yàlla dafay paniqué fekk moo ko ku paniqué ku dal laa ko rek waaw dal boo xam moo mën a tax mu régler problème yi waaye 300 millions yi naa ci am man droit de naa ci am regard naa xam dërëm bu ne fu mu jaar ndax man buñ ko tegee sama loxo damay def benn comptabilité électronique accessible à tout le monde fépp bu ci génn danañ xam kañ la génn ak ci kan la dem waaye xaalis yi ñu jël xuum too ko ña gaa yi ramassé dem man loolu duma ci d'accord te loolu moom ci boppam dañ koy induire en erreur sàcc si dañ koy nax sàcc ñu bëgguñu sàcc si ndax président bi sàcc ñu 300 milliards yi na nekk lu ñëpp di gis presse bi di ko vérifier ñun ñu mën a xam bu bëggee jaar ne ñu ne déedéet ndax mag mu am 75 ans te ñàkkuloo loo lekk ak loo naan ak yow sa njaboot yaakaar nga ne wees bu maanaam weesu nga sàcc ndéem danañ ko weesu man damaa bëgg am droit de regard damaa bëgg regard ci 300 milliards yi waaw parce que fekkee ne wax nañ ne 300 milliards def nañ ko ci at mii ñu génn muy 2020 la ca dugg ci nit ñi matul 100 milliards wala du ko weesu ndax xaalis xam nañu luñ koy à peu près waaw naar yooyu doon jaay sandwich yi dëkkul ci réew mi ndax seen xol yi dëkkul ci réew mi seeni mbokk nekkuñ ci réew mi këyit lañu am mais am nañ këyitu Sénégal am bu France am bu Liban te loolu dama koy wax dès maintenant suñuy noon lañ ci suñu biir waaw suñuy noon lañ ci suñu biir bërki démb bu rek am na sama benn immeuble boo xam ne ñoom ñoo fa nekkoon justice wax nañ leen génne ba leen a génne dañu dajji cabinet yi ak lavabo bi di ko lavabo yi di ko yóbbu xam nga ku bàyyi lavabo doo bàyyi 1000 milliards. déedéet. ok. jërëjëf Niass Koumba Abdallah ma bàyyi la ak soxna Mati Diagne mu laaj la ab kàddu rek. salaamaaleykum sëñ bi Niass. di la laaj rek sur le plan économique par rapport ak saccage yu ñuy gis yàq yu ñuy yàq alal boo xam ne kii français yi ñoo ko moom ak yeneen yoo xam ne ay jàmbur ñoo ko moom gisoo ne investisseurs étrangers yi tey jii suñu bëggoon ñëw Sénégal suñu gisee lii est-ce que duñu daw duñu ragal ne fii c'est un pays instable wóoru ñu ñëw di fi investir ëllëg ak si biir population bi mer di ñu ko yàqal. looloo tax ñu war a poser la question centrale ñi dee li tax ñu dee ñi sàcc lu tax ñu sàcc ñi toj kan moo tax ñu toj man dama bëgg ñu teg benn question centrale est-ce que ñi dajji au champ taal total dindi Eiffage li ñu defoon ci route bi ak yeneen est-ce que ñooñu Macky Sall moo tax ñu def ko wala est-ce que ñooñu Sonko moo tax ñu def question centrale la jotewul dara ak foofar am na ñu def luñ daawul def lu tax ñu def ko sénégalais melul noonu sénégalais musul ñàkk a bëgg gan sénégalais musuñu ñàkk a bëgg ko fi indi yëfam di ko jaay loolu dem na ba comptoir yi ci la commencé boo leen mën a ñetti téeméeri at ñu indi seen yëf di ko jaay ay kan ñu fi dëkkul di dem kon nag léegi kan moo tax il faut ñu situé ko ñu ne sénégalais dañu tàmm di ragal di laal point focal bi mooy pour qui les morts sont morts pour qui les ont vandalisé léegi nag man dana ma ci profiter ci laaju soxna soosu pour wax leen ne leen
lii am keroog man li ma ko tuddee tey mooy am nañu un mouvement gilet jaune sans les gilets waaw. laaj yooyu nag nga wax ne moom moo war a nekk question centrale. laataa may jox Moustapha Ndoye. waaw laaj yooyu bu ñu la ko laajoon kan moo tax nit ñi daaw def lii kooku mooy question centrale. waaw léegi question boobu la dama ne man su ma la ci laajoon yow lan moo ciy sa xalaat noo ko gisee. man kon du ma ko laaj man maa laaj yow joxal nit ñi ñoom ñu tontu ku ne jox ci. baax na jërëjëf Niass ma bàyyi la ak Moustapha Ndoye moom mu ñëw becc tuuti ay kàddu ci jotaay wi le. sëñ bi Niass siyaar naa la. jërëjëf. waaw laaj bi rek moo di que njiitu réew mi daanaka bu mu waxee ak askan wi dana ni comprendre na ndaw ñi yëg na seen njàkkare ba tax na tamit loolu moo waral ni nee na daal xëy na meru ndaw ñi lu ñu leen tënk ci Covid 19 bi moo tax ba jëlee na couvre-feu bi yóbbu ko minuit ba 5 heures du matin. waaye yow ban xalaat nga am jëmale ci ndaw ñi bu dee nag ñàkkum xëy tamit laal na ndaw ñi bu baax ba loolu tamit bokk na ci lu tax ñu wàcc ci mbedd mi. man daal mbiru couvre-feu bi lu moom nga wax mbiru couvre-feu bi nga wax. waaw mbiru daanaka sëñ bi Niass dama ni rek ndaw ñi. nekk nañu point central ci ñaari kilifa yëpp bu ñu waxee waaye njiitu réew mi dafa ni comprendre na ndaw ñi ba tax na yaatal na féexal na àpp gi nga xamante ni moo di bu couvre-feu bi yóbbu jële ko minuit yóbbu 5 heures du matin pour ñi daan daw di am dara dem di am dara yow nag xëyum ndaw ñi loo ci wax jamono ji bu dee nag tamit bokk na ci lu taral coow li. waaw xëy na sax am na loo xam ne ci sa wax bi dégguma ko bu baax xam naa dafa am fu mu am problème micro. waaw ba tey. waaye danaa wax ne. mbooleem réew yi nga xam ne jot nañu vaccin ba commencé vacciner. dañuy assouplir changer heure yi. Mauritanie gii ñu dendal. ça fait plus de 2 mois ñoom seen couvre-feu minuit lay commencé. donc kooku. nekk na di loo xam ne def na ko mais mesure bu normal la même bu benn manifestation amuloon ndax ci loolu la jëmoon xëy na jiitu nañ ko ci laaj ko benn fan ñaari fan waaye mënuloon a ñàkk a jaaree ko. jërëjëf Niass Koumba Abdallah mënuñu tàggatoo te waxuñu ci kalaame yoon gi nga xamante ne nii fële ca wàllum CPI Ousmane Sonko bëgg na ko def yow loolu nan nga ko gisee. waaw nga xam ne saisinu CPI saisinam mode saisinam bu individu bokk ci bu parti bokk ci soit moom mu ëtti saisir boppam mais loolu itam bu ko defee est-ce que dana ci moom ci boppam du ci mën a génn parce que la question pourquoi les morts sont morts danañ ko laaj bu dee boobu loolu am na les morts ne sont pas morts par hasard ngelaw reyu leen taw reyu leen mais dañoo jóg di wax ci du tudd nit ree te loolu est-ce que politicien am na droit bàyyi wax nit ki ne wala mu comprendre nit ki war nga maa tudd ba dee fekk la ci déedéet nag yëf yi loolu nag wax dëgg yàlla nag àgguñ ca affaire bi question bi la question profonde pourquoi les morts sont morts je la pose à tous les Sénégalais. donc kon da ngaa jàpp ne kalaame googu mu bëgg a kalaame ca CPI ba otul sax moom du ci mucc. fekkee ne moom am na ñoo xam ne moo tax ñu dee. dëgg xanaa au moins lu mu bon war nañ koo laaj ne ko ñuy dee ndax yaa ñu dee. bu dee dee dañ doon fo rek ba dee ñu xam jëlee ci lañ cay jëlee. bu dee dañ doon fecc ba dee ñu xam lañ cay jëlee. question bii ma lay wax. benn question mooy la question des questions. wax naa ko sax ci benn point. ma ne il est un point sans lequel point il n'y aurait point aucun point. c'est la mort de ceux qui sont morts et qui ne devraient pas être morts. jërëjëf
jërëjëf Niass ma lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci ànd bi nga ñëwoon ànd ak ñun bàyyi la rek bu fekkee am nga message boo bëgg a jox sénégalais yi ndaw réew mi njiitu réew mi ba ci opposition bi ma bàyyi la ak antenne bi nga def ko. waaw li ma bëgg a wax maa ngi laaj Ousmane Sonko. waaw ndax nii ma wax ne noonu laa gisee pour nit ñi bañ a tee xiif tey am liggéey tey amam xëy. su fekkee ne moom loolu gis na ne ànd na ci damaa bëgg mu wax ko publiquement même question bi maa ngi koy wax président Macky Sall ndax d'accord na ñu defee xaalis bi niñ ko war a defee mooy chaque jour 1 million de Sénégalais danañ añ 1 repas par jour à 1000 euros te ceeb bu ñu lay doon mbaa yaasa mbaa sibu kanja mbaa maafe. wala domada waaw mbaa surtout domada. waaw. jërëjëf Niass ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. chaque Sénégalais parmi les millions danañ lekk te lekkukaay yi fa lañ leen di fa la ñuy amee xëy. te place ba danañ fa xëjal ñaari waxtu yoo xam ne danañ leen former. wax leen lu xamutoon yokk seen xam-xam. loolu yëpp ci benn place ci benn bés. jërëjëf programme bu rëy la bu mag la. 1 million de Sénégalais mangeront à leur faim. et 1000 Sénégalais seront recrutés chaque jour. muy 365 000 recrutements par an. C'est plus que le programme des politiciens sur 5 ans. jërëjëf Niass Coumba Abdallah maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ne nii ànd nga kook ñun di la wax ne rek kër gi sa kër la tijjil nañ la buntu yi di sàkku si yow ñaan bu baax a baax di ñaan yàlla aussi mu bàyyi la fi may la gudd fan ak wér Niass Coumba Abdallah. waaw jërëjëf.